li ci gën a fës mburu nar a ñàkk ci njeexitalu ay bés bi di samedi ak dimanche borom fuur yi ñoo jël dogal tëj seen i fuur bañ a lakk mburu ngir ñaawlu xoqatal gi ñu leen nguur gi da leen koy teg gannaaw bi ñu defal léegi mburu buy jar ñeent fukki dërëm. tolluwaay mbas mi di coronavirus juróom-ñaar nit ñoo faatu bésu démb kaay yi toll ci 763 di maanaam juróom-ñaar téeméer yu tegal juróom-benn fukk ak ñett mbas mi nag tàmbale law bu baax ci diwaan yeneen yu dul Ndakaaru di région yi ndax tabaski jëla laaj bi daal di sampu mu fekk nag jamono jooju wàllum ñàkk yi waa ministère de la santé taxawal ay béréb yu dul l'hôpital yoo xam te nit mën nañ fa dem léegi ñàkku ji muy place de la nation stade Léopold Sédar Senghor ak monument de la renaissance. Atteb Aïda Mbacké dàqati nañ ko ba juróom benn fan ci weeru octobre bi di ñëw juge bi sàkku seede yi teew par la force bés boobu Aïda Mbacké mooy soxna si taaloon jëkkëram ca Maris. daañu si teg xibaaru bitim réew xibaaru tàggat yaram nag li ci yéenekaay yi jeexale gis-gis ñuy waxtaane tey yan njàngat la ñu mën a def ci fond force Covid 19 di boytu koppar nguur gi taxawaloon ngir jàppale askan wi ci mbas mi bu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne suri leen ci ay faram-fàcce. Abdoulaye Diop moo nekk ci machine bi mbokk yi ñu leen di nuyu dellu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru digg bëccëg gi dañ koy door wàllum yoon ak Atteb Aïda Mbacké di soxna si nga xamante ne moo tàlloon borom këram ca Maris atum 2018 atte bi tey la waroon am waaye dañ ko dàqaat ba 6 octobre di juróom benn fan ci weeru octobre li ko waral mooy ñii di seede ñoo teewul tax sax ba attekat bi daal di sàkku par la force ñi nga xamante ne ñooy seede yooyu ñu daal di teew ci bés bu bees bi ñu jàpp ngir atte boobu kon di juróom benn fan ci weeru octobre. RFM rajo askan wi. wax ci leneen jëm ci wàllu mburu mi ak fédération nationale des boulangers du Sénégal ak regroupement des boulangers du Sénégal ñaari kuréel yu ëmb borom fuur yi nee neen nag samedi ak dimanche du ñu lakk mburu li ko waral nee neen nguur gi dafa leen di xoqatal ndax bi ñuy defar léegi mburu bu bees boo xam te ne ñeent fukki dërëm lañ koy jaay te nguur gi àndu ci ne dañoo yokk mburu mi te jaaduwul la ñoom nag nee neen xeex bi day soog a tàmbali rek te ba ñu ci dara Amadou Gaye moo jiite fédération nationale des boulangers du Sénégal. boo sekk ak ay nit gën di liggéey ay at yàlla. président de la République defal ñu benn décret ñu jàppoon ci loolu mooy suñu solution pour ñu mën a génn si jafe-jafe yi ñaari at a ngi ñu gis ni kenn mënu ko appliquer ni mu waree mu am ay rëkk-rëkk yu bëri. léegi nag sax loolu am na moom. ñu ni kon faaw ñu xool ban solution lañu mën defar pour sauver boulangerie yi. dañ gisoon daal mooy décret yi nga xam ne yoon ko may. ñu ni kon nañu fexe yokk suñu rentabilité boulangerie yi. loolu bi ñu ko defee mooy mburu mi nga xam ne dañuy jox ni mburu 190 grammes bi nga xam ni dañ koy liggéey ñu waxoon boulanger yi daal bu ngeen bëgg see génn seen li ngeen nekk nii daal yokk leen li ngeen di liggéey si mburu 230 grammes bi mooy mburu 200 bi ak mburu 100 francs bi loolu pour yokk seen koom-koom waaye nag dañ gis moo ñu jaaxal ba moo tax ñu ni kon dañuy dem ndaxte dafa am si terrain bi ay xoqatal ay convocation ay arrestation yëpp am na si ñu ni kon daal sagam dañoo xoqatal suñuy moo boulanger yi ba ñenn ñu leen di arrêté sax ñu kon jot na ñu taxaw man mi di wax yow sax dañ ma convoqué woon nee ma ndax da ngay def mburu fanweer wala def loo ko ba am daal ñàkk fayda yooyu daal moo tax ñu ne kon daal faaw ñu taxaw wan président de la République ñun de sonn nañu 10% wu boulanger yi nga xam ne parce que ñoom dañoo def benn communiqué ni certains boulangers maanaam mooy tuutal ñu ni kon ñooñu ñu tuutal nag ñooñu ñoo bëgg a dem taxaw ñaari fan pour wax askan nag ñun sonn nañu dañoo bëgg ku ñu wallu rek. léegi gannaaw ñaari fanu grève bi samedi ak dimanche lan moo ci topp. waaw am nga dañuy wane avertissement léegi nag mën na nekk lu ñuy continuer chaque semaine wala chaque mois wala ak beneen solution boo xam ne am nañ ko danañ ko mën a wax par exemple alxames suñu rencontre bi buñ ko validé loolu lañ ko def loo xam ne dana baax ci askan bi dana baax ci sénégalais yi mooy génn ci lu ñuy wax régime homologation bi dugg ci leneen. mu nekkoon Amadou Gaye jiite fédération nationale des boulangers du Sénégal ñoom ak waa regroupement des boulangers du Sénégal di geneen kuréel ñu fas yéene kon banque seen loxo samedi ak dimanche bañ a defar mburu wax ci wàllum wér-gu-yaram ak mbas mi di coronavirus xaymay bés bi juróom-ñaari nit ña si ñàkk seen bakken ñi nga xam te nag ñoo amee bees feebar bi toll ci 763 di juróom-ñaar téeméer yu tegal juróom-benn fukk ak ñett ci loolu nag muy téeméer ak fukk ak benn cas contact di 111 cas contact cas communautaire yi nag toll ci 652 juróom-benn téeméer ak juróom fukk ak ñaar li nga xamante ne nag mooy ñi amee feebar bi sonn lool nekk Sowétas toll ci juróom fukk ak juróom ñett ñi wér nag ba su tey toll ci 270 ñaar téeméer ak juróom ñaar fukk ne seen nemmeeku bi nag moo di ne tey jii limuk cas yi ñu am ci région yi yéeg na lool mi ngi toll ci 223 di ñaar téeméer
ak ñaar fukk ak ñett mu nekk nag loo xamante ne jéggi na dayo lool di lim bu takku tax sax ba laaj bi di ne ndax du tabaski ji ndaxte semaine gannaaw tabaski gis nañ ne région yi am nañu ay cas yu bëree bëri jàngatu Mouhamed Ali Mba. même bu fekkee ni Dakar moo gën a bëri la ay cas région yi commencé na ñoom itam jël seen wàll buñ sukkandikoo ci docteur Babacar Niang nekk njiitu Suma Assistance loolu warul bett kenn. forcément ñi demoon ci àll bi la ñi demoon tabaski yi ñoo ko wasaare c'est sûr ça c'est par A ou B mais wasaare pas wasaare Dakar ci moom li fi nekk moom doy na du nekk. mu yokk ni te yi kon fokk nguur gi góorgóorlu créer condition ñu mën a interner maladie mën leen toppatoo ndaxte situation bi métti na trop fu mu toll nii. li ñu ñaan kay mooy gouvernement bi génne hôpital de campagne yi local bu ñu mën a am ñu jéem ko mobiliser man maa ngi nii sax ay bâche pour ma augmenter chambre yi à 25 chambres ñu ngi 30 chambres yi ñu yoroon yëpp def nañu fees d'accord donc ñun rek à titre privé bu ñu tolloo fii imaginer que dëkk bi vraiment. mu yokk ni chiffres yi ñu joxe nii daanaka wonewul réalité Covid-19 Sénégal te fokk ñu def attention ci wàllu wule ndaxte maladie bi mi ngi law bu baax a baax ci suñu réew. Mouhamed Alimou Ba limu kon ñi amee feebar bi di yokku ca diwaanu Fatick sax naka tey jii nemmeeku nañ fa keneen koo xamante ne faatu na muy ñetteelu nit boo xamante ne faatu na ci troisième vague bi nga xamante ne ci la ñu nekk jamono ji foofa ca diwaanu Fatick lu toll ci téeméer rek fukk ak juróomi doomu aadama jamono ji ña nga ñu tey ci l'hôpital yi ndax corona bi Thiès tamit mbir yaa ngi fay law bu baax a baax rawatina ñi ñàkk seen bakkeen ak ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd ci la l'hôpital yi. centre de traitement épidémiologie bu nekk ci hôpital Amadou Sakhine Ndiéguène bu Thiès ci biir waaye tawat yi nga xamante ni am nañu jàngoro ji di coronavirus ñu ngi tëdd seeni lal ñu takkal leen ay masque ñu ngi tëdd nii dañu nekk ci jafe-jafe yu métti yu tar feebar bi daf leen a bett wala bi ñuy ñëw fekk na mu sore. oxygène lañ leen defal nii. oxygène lañ leen defal nii am nañu génn mais nag am nañ ay cas yoo xam ni dañoo mujj wàcc mar de tali. mbas mi de dugg na bu baax fii ci diwaanu Thiès docteur Madoki Diop nekk coordonnateur bu centre de traitement des épidémies. maladie yi faatu parce que ñu bëri dañuy négliger feebar bi ba mu jéggi dayoo. professeur Madoki Diop di ci dolli ne variant delta bi de ni muy wàlle moo gaaw. dafa gaaw daal wallaay bi moo gën a metti ki ngay waxal léegi nii da ngay toog ba si àgg rek mu daal di dem loolu moo ci gën a metti ni muy wàllaate moo gën a gaaw. am na sax ñoo xamante ne dañuy ñëw ne dañoo am grippe fekk na dañoo yanu mbas mi. comme ni ñu doon waxee commencement bi da ngay sëxët sa bakkan dafay fàtt nit mun na ñëw sax ne la damay géex wala beneen signe bu nu roolu Covid fekk Covid la fekk dafa am sibiru ñu koy faj comme sibiru ba si yàgg ñu gis ni sibiru bi Covid daf ci wàllu affaire bi dafa jaxasoo. mi ngi sàkku sax ci askan wi ñu am beneen taxawaay ngir xeex jàngoro ji. mais ñi ñàkku te mu dal leen yàlla mu leen di musal ci li ñu gisagul mais nañu ñàkku waaye nañu gën a respecter mesures barrières yi. ñetteelu wàgg Covid 19 bi de fii ci diwaanu Thiès ñi am doomu jàngoro ji bari nañu lool ak ñi nga xamante ne ñàkk nañ ci seen bakkan waa kër docteur yi li ñuy naqarlu moom mooy nee nañ am na ñoo xamante ne sax am nañu doomu jàngoro ji bañ a dem hôpital. RFM Thiès Cheikh Anta Diop ca diwaanu Kaolack foofu tamit feebar bi mi ngi fay law niñ ko nemee ko ca Fatick ak foofu tamit ca Thiès ca diwaanu Saloum nee nañ nag am nañu ñaar téeméer rek fanweeri cas ci troisième vague bi. tax sax ba ki nga xamante ne mooy médecin chef bu région ba di artu nee na mbir yi bu wéyee nii jafe-jafe dina am ndax dootu ñu amati lal yu ñu tëral malade yi Baye Mbaye Diaw. troisième vague Covid-19 bi nag bàyyiwul fenn région bu Kaolack ci weer wii rek district sanitaire bi daal dinay am lu toll ci ñaar téeméer ak fanweer ci ay kaawu Covid juróom-benn nit daal di ñàkk seen bakkan ki ko xamle di médecin chef bu district sanitaire bi di Diène Seck. weer bi bu mu tàmbalee mois de juillet gis nañ ne cas yu ñu am ci Covid dafay yokk bés bu set ba tax na fu mu toll nii li ñu am depuis weer bi mu tàmbalee toll na ci ñaari téeméer fanweer ci ay malades yoo xam ne gis nañ leen ci biir. district sanitaire bu Kaolack mu am nañu juróom-benn nit ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan donc ci situation bi ñu am loolu déjà bëri na kenn ku gaañu rek ëpp na waxatuma la juróom-benn nit ci loo xam ne matagul weer donc loolu boo ko méngalee ak ñetti weer yu wees muy avril mai ak juin dafa mel ni cas yi jóge na ci benn dem ci juróom-ñett. Diène Seck moom nag di artu di xamle rek ne lii nag bu dakkul lal yi nga xamante ni moom la ni hospitaliser nit ñi mën na dem ba ñàkk
waaw prise en charge bi pour l'instant ñu ngi koy def ci ni mu waree parce que li ëpp ci malade yi dañ leen di faj ci seen biir kër yi demuñu hôpital ñenn ñi rek la ñuy yóbbu hôpital wala ci clinique yi parce que Kaolack aussi clinique yi fi nekk dañuy hospitaliser ay malade hôpital CTE ñu ngi jël ay malade ba léegi donc pour l'instant mën nañ jàpp ne ci biir district sanitaire Kaolack malade yi ñu ngi leen di jël en charge comme il le faut waaye nag tendance bi ñu nekk ni plus mu ngi continuer ñuy am ay cas mën nañu dem ba déborder parce que bu dee cas ñu ngi ñëw benn amul problème mais bu ñëwandoowee bëri dina tax indi saturation au niveau des structures de santé. ngir nag ñu bañ a àgg foofu ñi nga xamante ni ñoo ŋànk paj mi fii ci Kaolack di woo askan wi ñu dem ñàkku ji te it di respecter mesures barrières yi. RFM Kaolack Pape Mbaye Diaw. Pape Mbaye Diaw lu jëm nag ci wàllum ñàkk gi ñu ngi ci jamono ji waa ministère bi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram nag tey ji sax xam na yeneen i béréb yoo xam te ne sanc nañ ko ngir nit ñi mën faa dem ñàkku ji di béréb yoo xam te ne wute na du ay l'hôpital li ci mel nag stade Léopold Sédar Senghor naka noonu tam place de la nation ak tamit monument de la renaissance lépp nag ngir gën a jàppandil ñàkk wi ci ñii di askan wi daañu ci ànd ak yéen ak Lamine Bara Gueye directeur bu SNEIPS ci suñu xibaari français déggoon ngeen ko des ba léegi ci wàllum ñàkk yi ca Kër Massar foofu ca centre de santé ba fa nekk ñàkk am fa tey jii li ko waral mooy kayit yi ni benn nit ñi wane ne ñàkk nañu moo fa amul di loo xam te nag tax na kon ba ñàkk amul foofu lu askan wa di métti lu reportage Mamadou Oumar Ba. boo bëggee dugg daanaka faaw nga sol ñaari masque benn bi moo lay protéger contre coronavirus beneen bi moom da ngay joxe image u patient boo xam ni dafa soxla faju lii boo ko deful doo dugg. waaw. wala nga dem si ginnaaw na la. ginnaaw ok. bu ko defee nga dugg laaj patient yi fan la service hospitalisation nekk ndax foofu la ñuy defee vaccination yi. salaamaaleykum ça va fan la ñuy vacciner wu. mais xanaa da ngay jënd sa tur bàyyi parce que nee nañu ñu jël deuxième dose dañuy yekkal. nee na ñu ñëw ñu jël. deuxième dose. yow da nga ñëwoon vacciné wu. mais dañ la renvoyé deuxième dose. deuxième dose nga ñëwoon mais yow vacciné wu nga quoi. waaw vacciné wu. mais ñu ñëw jël première dose. première dose dañuy bind. fii ñu ngi fi fekk benn infirmière mi ngi toog ci chaise seringue yi ñu utilisé ba pare mi ngi ko def ci sac poubelle teg ko ci wet bi registre de vaccination bi mu uuf ko lii yëpp boo ko xoolee xam ni tey ci suba amoon na vaccination waaye ñi doon jël seen ñaareelu dose képp la woon. non bii mooy nekk première fois. loolu tey amul. tey amul tey lu mu sa def rek ñu lu tax wala tey. amuñu carte. patient bi at yi di war a jege ñeent fukk masque bi ci sikkim bi mu ñuy expliquer. Non, ils sont en train de faire les gens qui ont été vaccinés pour la première fois en Sinopharm moom moo disponible deuxième dose Sinopharm seulement. ñoom nee nañu commandé nañ ko xam nga comme c'est imprimé. Espérons que ça va venir dans la journée. buñ sukkandikoo ci yenn sources yi sax ci hôpital bi nee nañ carte yooyu mën na ñëw sax tey jii ngir ñu assurer service bi suba. Mamadou Oumar Ba mu nekkoon pàcc yaa wu ñu jagleel mbas mi di coronavirus une heure tegal fukki minute ak ñett ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. dem ci daara jooju di université Cheikh Anta Diop mu Dakar nag démb nag assemblée générale bu université jël dogal ci ne dañuy tëj université bi dakkal njàng mi lu ko dalee fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bi maanaam samedi bi ba weeru octobre li koy waral mooy mbas mi ak tolluwaay wi réew mi ni muy lawee ci réew mi jamono ji tax ñuy dakkal lépp lu yëngu-yëngu ci wàllum njàng mi dogal boobu nag étudiants yi rafetlu nañ ko donte sax ñi ngi xalaat ne mën na am njeexital ci seen wàllum njàng reportage ci université Cheikh Anta Diop Nafissatou Sylla. dañ koy tëj 31 juillet bii di ñëw. waaw daf mu bett tuuti. naam am na mbetteel ci dogal bi nga xamante ne autorité yu assemblée université daal di nañ koy jël mu doon sax lu ñuy rafetlu bay di njong toll ci licence 2 ci département histoire fësal na ko waaye nag ak nu mu mënti demee nee na da cee ànd. autorité yi jël nañu seen motuwaay vu que on commence à enregistrer des cas ñu ngi am ay cas yu bëri sax que ça soit au sein de l'université que dehors personnellement man moom ànd naa ci pour ñu bañ pour mu bañ a law bari nañ loolu macha allah même da nga gis benn nekk contenir ay côté 20 et quelques étudiants loolu moom pour que la distanciation sociale soit respectée ça sera un peu aberrant te idem si amphi yi même dans les salles de TD aussi c'est pareil pour feebar bi bañ a law. Massila Gueye di étudiant ca faculté des sciences juridiques moom ngir gàntal lawum variant delta lii dong moo mën a doon saafara si. ku nekk xam na ni université Cheikh Anta Diop dafa bëri ay nit donc ñu tëj ko defe naa ni mooy li nga xamante ni mooy intérêt étudiants yi nga xamante ni ñoo nekk Cheikh Anta Diop
de Dakar je pense que ni bu ndaw ñi fagaroo rek mag ñi mën nañoo mucc loolu la autorité bi xam donc même si kenn am na ñoo xam ne ñu ngi koy futiliser man dama naan étant un étudiant conscient donc loolu du ma ko futiliser et je m'attendais à cela. Mouhamadou Lamine Ndiaye nekk tamit étudiant ci faculté des droits moom xelam dal na naam waaye li ko gënal mooy donte dañuy arrêté cours à distance yi war nañ ko mën a tàmbali. forcément dina am impact ci suñuy étude année bi passé toog nañ juróom-ñaari weer yoo xam ne defuñ cours te jàpp naa ne daal dañoo war a def mesure accompagnement ndaxte contexte bii ñu nekk dinañ mën nañ arrêté cours yi physiquement maanaam lu ñu wuti université waaye ñu reprendre cours yi à distance maanaam ñu def ko en ligne. fii ñu toll nii nag ci campus social bi lépp luy colum masque ak raxas loxo yi respecté nañu ko bu baax ba sax ca bërëb bi ñuy jàngee waaye étudiants yi nag jamono ji li ñuy ñaan mooy dogal bi ni mel bañ a am benn njeexital ci seen jàng. Nafissatou Sylla ñi bëgg a dem université nag di ñiy def bac ñoom suba la ñuy tàmbali rawatina ñi nekk ñi def bac général épreuve yi di tàmbali kon suba ci suba gi jamono ji nag ñu nekk ci wàccaay mujj yi nekk nag diggante tiitaange waaye tamit am yaakaar ne épreuve dina yomb reportage Mbour Abdourahmane Diallo. lu may benn fan rek a des ngir baccalauréat bi metti na lool nga gis ab élève ci école yi ngir réviser waaye ñenn ci ñoom ñu ngi ci bërëb boobu ngir xool seen numéro table yi. Soda Gueye élève lycée Demba Diop muy xamle ni li mu waroon a def yëpp def na ko. méttiwul parce que kuy def examen rek xam nañ ne pression déjà day ñëw ak yeneen yu si nekk déjà surtout ak perturbation yi nga xam ne ni jot nañ ko am yéex a commencé bi. ak yu bari yoo xamante ne ni amoon na fi quoi ci lycée bi ak événement Covid-19 bi surtout nga xam ne xaw na perturbé tout suñu jàng mais ça va prof yi jàppale nañ ñu ngi nekk di réviser def nañ révision yu baax prof yi ñoom def nañ le tout ba ñu jeexal programme bi à temps jàppale nañ ñu daal. teewul tiit ak stress feeñ na ci kanamu yenn candidat yi ku mel ni Ali Maron. examen moom munoo ko def te munoo ñàkk stressé mënut a ñàkk mais nag li waroon daal def nañ ko. peut-être ni année ren mi xaw na particulier par rapport ak yeneen année yi ak Covid beek yooyu mais peut-être professeurs yi lay waroon ci information jox nañ ñu ko ñun tamit bon li ñu waroon aussi def nañ ko si des nekk dañ koy bàyyi ak yàlla rek mais daal tiit nañ. ci atum 2021 bi nag baccalauréat lu ëpp téeméer ak juróom fukki junni candidat ñooy examen mu doon lim bu yokku ci ñaari junni ak ñaari téeméer ak ñetti candidat buñ ko mëngalee ak atum 2020 RFM Mbour. Abdourahmane Diallo li mu ko accident bi leen doon wax ci suba gi ca diwaanu Fatick daal di yàqu keneen ci ñi amee woon ay gaañu mujjee ñàkk bakkanam tax nag ba kon accident boobu léegi ñetti nit ñoo si faatu accident boobu am bik ca Gulul Pël nekk ca Mbelaka Jaw te diwaanu Fatick benn bus ak benn camion ñoo mbëkkante. RFM bitim réew. aro bitim réew Georges de ci jëblañ caana Georges ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Ndiogu. Mali lañ koy dooree foofu nag am na ñaari doomu Mauritanie yoo xam te ne dañ leen kidnappé woon bàyyi nañ leen. bàyyi nañ leen ñoom doomu Mauritanie yooyu ak ñetti doomu Chine juróom ña nag ñu ngi leen enlevé woon ci ab cong gi nga xamante ne songoon nañ ko fa ñuy ab yoon wa ñu doon tabax soriantoog frontière baak li nga xamante ne moo di Mauritanie mbir mi xewee woon nag ca Kouala ca sud-ouest bu Mali fi soriwul frontière ba feneen di ca Mali ba léegi ay nit ñu yor ay ngànnaay kenn xamewul nag ñoo lakk taal mairie ak sous-préfecture bu commune bu Ouenkoro nekk ca frontière beek Burkina Faso kenn ñàkku ci bakkanam waaye am na ay dégâts matériels yu bëri ñi def cong googee nag dañoo mujjee daw ci ay moto la ñu nekkoon ca République démocratique du Congo l'armée bi xamle na ni def na ba ñu bàyyi lu toll ci téeméer ak juróom fukki otage loole nag mu ngi am ñetti fan gannaaw jàmmaarloo bi am diggante l'armée beeg force démocratique alliée ca nord est dëkk ba juróom-ñaari soldat ak fukki nit ak juróom yi bokkee ca boobee groupe armé ñoom ñàkk nañ ci seen bakkan ci xeexoo googe gouverneur militaire bu région ba ne otage yooye dañ leen doon jëfandikoo maanaam ay bouclier ca Côte d'Ivoire coow li nag jamono ji mooy la tukkee ca ndaje ma dox diggante Alassane Ouattara ak ki nga xamante ne moo di Laurent Gbagbo fukki at wala sax li teg gannaaw événement yi xewoon foofu ca Côte d'Ivoire ba taxoon ñu yóbbu Laurent Gbagbo ca cour pénale internationale démb nag daje nañ waaye
Laurent Gbagbo li mu bëgg moo di ñëpp ñu teg loxo ci mbir yooyee ñu bàyyi leen waaye ñoom ñëpp nag woote nañ ngir réconciliation am foofe ca Côte d'Ivoire askan wa fa ne di ko rafetlu. leneen liñ koy jeexale xibaaru biti réew moo di cour de cassation bu Paris mi joxe dogalam sànq ci lu jëm ci wàllu bien mal ak yi ñuy toppee ki nga xamante ne moo di Théodore Obiang di doomu njiitu réew ma foofi nekk itam vice président bu dëkk ba moom dafa confirmer cour de cassation daan yi nga xamante ne tegoon nañ ko ci ndodug Théodore Obiang mu di nag li nga xamante ne 2017 la woon ba léegi sax ci première instance ñu teg ko daan li nga xamante ne moo di fukki fan ci weeru février ñetti atu kaso yi nga xamante ne du ko tëdd ak fanweeri million wu euro ci wàllub amende ak itam teg loxo lépp li nga xamante ne moo di moomeelam yi nga xamante ne nemeeku nañ ko ci l'enquête ba cour de cassation nag dëggal na boobee verdict ne kii da koy condamné définitivement justice ba France dafa xayma woon lu toll ci téeméer ak juróom fukki million xaalis bi nga xamante ne ñu ne Théodore Obiang seetal na ko foofu France confirmation condamnation boobee nag El Hadji Ndiogou Diène la mu mën a jur moo di Guinée équatoriale boobu mooy doon dëkk bu njëkk ba nga xamante ne dana bénéficier ci mécanisme boobee nga xamante ne dana tax ku luubal xaalis yóbbu ko ca biti réew askan wa yeewoo ci sa dëkk dañ ciy jotaat. dañ koy delloowaat réew ma loolu am na solo foqati ko waat. waaw dañ koy foqati jaajëf Georges. RFM Sport. yegg si ci xibaaru tàggat yaram ànd ceek Youssouf Bodian Youssouf ñu ngi lay nuyu. di la fay El Hadj Ndiogou Diène di nuyu ñëpp. Jeux olympiques yi am ca Tokyo lañ koy tàmbali doomu Sénégal bu jigéen bi di Jeanne Boubien moom ci premier tour bi la yem. nageuse bi am ñaari fukk ak ñaar moom kon moo jël juróom-ñaareelu place bi ci juróom-ñett yu doon jongante ci série am wàllum 100 mètres nage libre la mu def chrono 59 secondes 27 centièmes Jeanne Boubien nag moom. benn doomu Angola la devancé ci kon rawante yooyu le bu mu génnee ci piscine bi jokkoon nañu ak moom fële ci Tokyo kaddu yi la yëkkati. Je vous fais une réaction à chaud, vraiment à chaud parce que je viens de sortir de l'eau il y a moins d'une heure. C'est difficile pour moi parce que c'est pas mon meilleur temps. man nag maa ngi nii di doog a génn ci ndox mi motul sax benn waxtu ci tàng-tàng bi laay wax métti na woon torop ci man ndax du lii laa bëggoon sama propre record ci Sénégal moom laa bëggoon a battre waaye loolee mujjut a antu su ma xalaatee saison bu métti bi ñu jugee ak Covid bi ak samay jàng xanaa ma jàpp ni rek fii laa mënoon yam aw ma ci nag dara lu may rëccu ndax li ma mënoon yëpp def naa ko mais bu ñuy xayma nag ci wàllum Afrique temps bi nga xamante ne def naa ko may 4e ma daal di jiitu sax réew yu mag yi yu ci mel ni Afrique du Sud ak Égypte émotion bi nag métti woon na torop ñu gérer ko parce que nag bi mooy samay Jeux olympiques yu njëkk ak nu mu mënti demee nag am naa ndam loolu ci représenté réew mi di Sénégal ci wetu réew yu mag yu bëri yoo xamante ne nag xarañ nañu loolu ci natation. En fait, ma victoire, elle est là. Je suis fière d'avoir représenté le Sénégal aux Jeux Olympiques à côté des plus grandes nations du monde en natation. Nafissatou Sylla moo tekki kaddu Jeanne Boubien di feykat bi doomu Sénégal kon jël 7e place bi ci série maanaam kon ci premier tour bi la toog série boobule benn doom Macédoine du Nord moom moo ko gagné beneen nageur bu Sénégal bi soobu ci mbir mi suba bu 10h46 jotee di Steven Aimable. moom nag ci wàllum 100 mètres papillon lay doon ñu fàttali ni ñaari nageurs yi nga xamante ni ñooy teewal Sénégal dañ leen invité ci Jeux olympiques yi la ci wàllum football ci Jeux olympiques yi ba tey jàpp leen ni Côte d'Ivoire seen moins de 23 ans yi dañoo qualifié ci quart de finale tournoi bu football bi ñoom tey dañoo def match nul ak Allemagne ku nekk dugal sa morom benn but mu doon benn ndam ak ñaari match nul yu ñu am ci compétition bi ñoom éléphant yu Côte d'Ivoire ñooy deuxième seen groupe di groupe D ci ginnaaw Brésil ci quart de finale yi le 1er juillet Côte d'Ivoire Espagne lay dajal ndax Espagne moo jiitu ci groupe B bi ci beneen groupe bi waa France jamono yi kon waa Japon ñoo leen mëne 3 bal ci dara match bi daanaka jeex na kon mooy France ñoom dañ leen éliminé ci wàllum compétition boobule Japon ak Mexique ñoo qualifié ci quart de finale yi. football ba léegi waaye ci Afrique ak jigéen ñi tournoi Ligue des champions Dakar Sacré-Cœur di jege titre bi. équipe championne du Sénégal en titre moom dina jongante finale bi ajjuma digganteem ak AS Mandé bu Mali moom mooy deuxième
Dakar Sacré-Cœur moo jiitu ginnaaw ñaareelu ndam bi mu am démb ci guddi digganteem ak Seven Stars bu yu Cap Vert benn bal ci ñaar la kon sénégalais yi gagné ñoom lañ leen mëne woon ci mi-temps bi benn bal ci dara ñu daal di ñëw seconde période kii di Ngenaar Ndiaye dugal ñaari but ci match bi tax na kon Dakar Sacré-Cœur daal di gagné ñu déglu seen entraîneur di Ababacar Ndiaye. mais xam ngeen képp kuy tase ak Sénégal rek da ngay galvaniser wu donc ba pare ñun ñu ñëw jël but boo xamante ni ñu jël ci moment bi kaw lu compliqué woon waaye bi ñu duggee ci vestiaire yi wax ak xale yu jigéen yi wax dëgg yàlla ñu dégguñu parce que nag wax loolu il faut que ñu wax ko ay xale yu jigéen yu neex a waxal la ñu wax te boo ci wax loo ko wax dina ko dégg appliqué ko bi ñu génnee moom lañu appliqué mu jur li mu jur et puis ñu kontaan ci loolu. li nekk suñu kanam mooy Mali ñun match bi ñëw rek bi ne suñu kanam rek mooy bi ëpp solo te Mali moom final lay doon te objectif yi du dara du changé mooy gagné rek jël coupe bi. gagné rek moom la Dakar Sacré-Cœur bëgg ñoom kon ci seen jongante yooyu la ñoo jiitu am 6 points AS Mandé bi ñuy dajal ajuma mooy deuxième am 4 points ki gagné kon tournoi bi mooy représenté zone A ci édition bu njëkk Ligue des champions bu ñu jagleel jigéen ñi ci wàllum football fële ca Égypte. gannaaw football ñu wax léegi wàllum basket ci góor ñi ak ndorteelu demi-finale retour yu play-off yi. 16h30 lay doon ci stadium Joseph Gaye bu Ndar Saint-Louis Basket Club mooy daje ak Dakar Université Club. étudiants yi Ndakaaru ci match aller bi ñoo gagné woon 68-79 suba kon ci jeudi bi stadium Marius Ndiaye ñaareelu demi-finale bi diggante AS Ville de Dakar. ak ñi di waa AS Douane ñi yor raaya bi ñoom kon ci ale bi écart bu rëy lañ door kon AS Ville de Dakar la jóg. léegi ñoom ni ñuy gérer basket bi wàllum mesure barrière yeeg yooyu noonu. Atoumane Gaye jël nañ ko démb fii ci guddi nee na lii di public bi dañ koy wàññi bu baax a baax te tamit dañuy exiger port masque bi ñu jéem a xool lu ñu defee distanciation sociale jëm nañ kon ci suba si. woo ñi nga xamante ne ñoo nekk Ndar rawatina président ligue bi. waaye téléphone bi dafa doon sonné ñu bëggoon xam exactement nan lañ ko waroon organiser waaye lu ñàkk na bi si la dinañ ci ñëwaat incha allah ñu gën a yaatu. incha allah Youssouf ñu koy sant bu baax di koy gërëm moom Youssouf Bodia. RFM li ci yéenekaay yi. Sedima mi leen di jagleel seen aliment bétail jur gi laadum ak jur gi tout ruminant moo leen di may seen revue de presse. NCA assurance auto seen savon de Marseille Alfé Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia seen cuuraay raktak bii rey yooyu ak USAID Break Extraction ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi Barthélémy Ngom lañ ci àndal. dal leen jàmm situation bi mu ngi gën di doy waar mbas mi mu ngi wéy di yóbbu ay bakkan bilan bi ci ministère bi joxe ni ki démb tiis na lool 14 morts fukk ak ñeenti nit ñoo ñàkk seen bakkan ci feebar bi ni ki démb ba fii feebar bi yóbbu na lu toll ci junni ak ñetti téeméer ci ay bakkan source aané yokk ci nag juróom fukk ak juróom-ñeenti cas grave yi nga xamante ni ñoo nekk ci Sowétas ci jamono ji yéeni kaay bi ne variant delta daal mu ngi def lu dara jarul ci réew mi lenn rek vacciné wu wa ila barsaq Macky Sall ci yéeni kaay bi ne l'heure est grave mu ngi ko waxee ci tournée yi mu doon amal ci CTE yi dem na dalal jàmm dem hôpital Idrissa Pouye dem Fann dem principal ci biir Vox Populi mu ne am na foo xam ne bu ñu fa yeggee hôpitaux yi dootuñu mën a faj malade yi médecins yi dañuy sonn ndax fukk ak juróom benn weer ñu ngi ci xeex loolaa tax njiitu réew mi di sàkku ci askan wi ñu dimbale médecins yi ngir ñoom it ñu mun ñoo dimbale te ndimbal googule du lenn lu dul dem vacciné wu ba pare di respecter lii di geste barrière yi Macky Sall joxe na avertissement bu mujj la Vox Populi xamle l'observateur ci wàllam li mu gis moo di fajkat yi ñu ngi ci détresse ci jamono ji li ko waral mooy bés bu nekk ñu tiim ay néew loolaa tax docteur Ibrahima Fall di médecin ca dalal jàmm ne dañoo traumatisé ci jamono ji naka la noppee rek naataangoom docteur Xarjata Diallo Mbay bu Fann feelu ko ne seen coono fokk natt rek weesu na ko yokk ci ñu ci bari ci ñoom médecin yi virus bi dalee na daaneel muy nag lu doy waar tax njiitu réew mi ci yéenekaay bi di Le Soleil yëkkati wat kàddu sàkku ci askan wi ngir ñu dem ñàkku ji ba noppi wéy di respecté lii di geste barrières yi wa ilaa du baax ci Sénégal laas ne Macky Sall day gësëm na Abdoulaye Diouf Sarr ak nitam laata nag muy sàkku ci sénégalais yi ñu toog benn place bàyyi déplacement yu bari yi ak ndaje yi rawatina ci xew yeeg yeneen yu ko demee Le Soleil ne vaccination bi daal ba fii moo fi sës te ci loolu Sénégal mu ngi ciy defi jéego démb rek daloo nañu lu ëpp juróomi téeméeri junniy vaccin am na it yeneeni ñaari million dose yoo xamante ni war na yegg si fileek weeru août yéenekaay bi xayma ne li ko dalee weeru mars ba fii Sénégal dépensé na lu ëpp téeméer ak fanweeri milliards ci sunu koppar ci xeex bi ñuy xeex mbas mi ak i conséquence am ndax du tax ñu toxalaat élection locale yi laaj la bu sampu La Tribune nag ma ngay gëstu
ba xam yéenekaay bi ne am na ñoo xamante ne ñu ngi nekk di ci liggéey ci suuf file ki fan dana leer ndax dañuy toxalaat élection yi am déet sama naataango ne li ko leer daal mooy am na ay réew yoo nga xamante ni mbas mi teewul ñu amal seeni élection Côte d'Ivoire ci la Mali ci la Burkina ci la ba ci sax Guinée ma génn ci la tribune dugg ci yéenekaay bi di l'Observateur ak kàdduy Malick Gakou bu Grand Parti moom nag ma ngay artu ne confrontation moom mënta ñàkk ak régime Macky Sall bii ba tax na muy sàkku ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo fare ci kujje politique bi ngir ñoom ñépp ñu booloo doon benn ci gannaaw kii di maître Abdoulaye Wade ngir gën a mën a jàkkaarloo ak kii di Macky Sall ak régime am rawatina ci élection locale yi ñu jëm ma jëm ci yéenekaay bi di Le Quotidien moom ca conseil constitutionnel la yeewoo tey li mu sagia day mat na Macky Sall tàbb na trio wam yéenekaay bi dafa gëstu ci profilu ku nekk ci ñett yi ñëw bees Mamadou Badio Camara ci la Aminata Ly Ndiaye ci la Youssouf Diaw Mbodj ci la Le Soleil yeggali ne conseil constitutionnel dalloo na ñetti magistrat yu bees L'Obs ne les sages décisions de Macky Sall Vox Populi feelu ko ne Macky yeggali na casting ba ma bàyyi foofu dugg ci beneen yéenekaay di Les Échos ci coowal sëy la xëyee tey Abdoul Mbaye ak soxnaam gawoon yéenekaay bi ci dog bi buumu sëy bi dog gis ne Abdoul Mbaye moo gagné combat bi ndax Cour suprême dafa débouté Aminata Diack dëggal ne séparation de biens la ñu signé woon depuis 1994 waaye nag jeexagul de ndax des na beneen atte ca cour d'appel bu Ziguinchor le 12 août lay doon ñu utali sunu lamb ngir jeexal Balla Gaye 2 Bombardier Siteu Papa Sow Boy Niang ak Tapha Tine combat yooyu yëpp dootuñu am ci seeni date ndax toxal nañu leen ba jëmi jamono mu dib dogal bu nga xamante ni mu ngi tukkee ci gouverneur bu Dakar ñaari mbir la waxoon promoteur yi huis clos total wa ilaa bàyyi promoteur yi ne ko huis clos moom gouverneur mënta nekk gouverneur ne leen kon boog baax na ñu reporté Gaston ne décision bu sage la Doudou Diagne jekko mel ni ku ne muñ rek ku amul ndey namp maam yendoog jàmm. Sedima mi leen di jagleel seen aliment bétail jur gi laadum ak jur gi tout ruminant moo leen doon may seen revue de presse. NCA Assurance Auto seen savon de Marseille Alfé Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia seen cuuraay raktak bii rey yooyu ak USAID Break Extraction ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. gannaaw bi ñu ko gërëmee moom Barthélémy Ngom ci li ci yéenekaay yi dañ yegg si léegi ci gis-gis yi ñuy waxtaane tey yan jàngat la ñu war a def ci fond de force Covid 19 di boytu koppar nguur gi taxawal doon ngir taxawu askan wi ci mbas mi ngir waxtaane lu ni mel nag dañ ci ànd ak Momar Ndaw yor kaddu comité de suivi bi di comité de suivi fond force Covid 19 Momar ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay El Hadj Ndioko. jërëjëf daañu ànd tam ci waxtaan wi ak Cheikh Oumar Sy jiite kuréel gi di OSIDEA bokk tam ci société civile Cheikh Oumar ñu ngi lay nuyu. maa leen di fay di nuyuwaale monsieur Momar Ndaw. yow sax laay tàmbalee waxtaan wi gis nañ ne comité de suivi fond force Covid 19 nga xam ne koppar yu toll ci junni milliards la woon nguur gi génne ko nga taxaw ko askan wi ci mbas mi def nañ seen rapport jébal ko njiitu réew mi dem mu ñu doon ko fësal tas ko ngir askan wi xam lu ci nekk rapport boo xamante ne ëpp na ñetti téeméeri page ay recommandations yu bëri yow d'abord ban jàngat ngay def ci liggéey bi nga xamante ne comité boobu liggéey na ko ak rapport bi ñu produire. waaw jërëjëf Ndiogou xam nga rapport bi boo ko xoolee rapport bu am solo la parce que tamit bu ñu ko xoolee li ñu plus de 300 pages dafa nekk lenn loo xam ne jàngat bi ci biir xool nañu pàcc par pàcc lan la ñu def ci xaalis bi ñu leen jox bi ñu mobilisé woon pour Covid 19 bi te xaalis bi fi mu toll liñ ci dajale ak liñ ci bëggoon a def nee nañu ne tey par exemple dem nañu ba exécuter la ca toll ci 74%. maanaam téeméer boo jël juróom-ñaar fukki yi ak ñeent. donc loolu mu ngi firndeel ne liñ leen tax ñoom ñu jóg ñu ne fond de Covid 19 bi pour mu def suivi liggéey bi. def nañ ko ñaareel mooy boo duggee ci document bi boo xoolee piliers yi ci nekk bu ne renseigné nañu taux d'exécution mooy lan la ñu fexe ba xaalis bi bu ñu newoon tey artistes yi 1 milliard benn milliard lañ leen war a jox. est-ce que jox nañ leen ko wala jox ñu leen di nga gis ne vidé nañ ko ak est-ce que jox nañ leen lépp wala jox ñu leen lépp boo duggee par exemple ci fond dette bi nga xam ne tey joxe woon nañ ko pour dimbali tey askan bi mooy partie sociale bu amoon doole boo gisee tey di nga dem ba nga xam ne tey presque lañ ci waroon a def yëpp def nañ ko mais am na pàcc bu des bu nekk ak juróom-ñaar pour cent loo xam ne war nañu xool wala saytuwaat lu tax eggul ba 100% bi. justement mais gis nañ ne coow li tamit am na ci coow ci wàllum marché yeeg rawatina wàllum ceeb bi ak tamit ñoo xam te ne naan jotuñu seen wàllu ci koppar yeeg yooyu noonu loolu ay rëq-rëq la yoo xam te ne am na ci wàllu wi. waaw xam nga rëq-rëq yooyu ñu ngi ko doon séntu parce que dès le début ci pandémie bañ koy teg lan la ñu wax dañu ne mécanisme bi ñuy bëgg pour yónnee ndimbal mi ci askan mi dafa diis
nañu xool yi nga xam ne tey ak téléphonie bi ak téléphone nu mu amee ak yenn nu ñuy yónnee xaalis nu mu amee loolu waroon na wàññi coût yi wàññi coût de transport yi nit ñi teel a jot ci xaalis bi fi nga xam ne nag nit ñi gën nañu am jafe-jafe pour am accès ci lii am ci transfert d'argent yi loolu mën nañu xool yeneen moyens yi mais la ca am tamit leneen lu ñu jàngat dëgg la jox nañ ko président de la république rafetlu nañ ko parce que moom moo ko mettre en place mais ñi nga xam ne tey ñooy voté luwaay muy assemblée nationale war nañoo woon bokk ci li nga xam ne mooy saytu bi ak li nga xam ne suivi bi ci wàllum Covid 19 parce que bu ñu fàtte ne assemblée nationale moom mooy voté budget Sénégal te li am solo ci biir Covid 19 comme ci li nga xam ne tey moom mooy fond bi dafa nekk lan loo xam ne du état bi kese moo ci dugal xaalisam yow njoogu cotisé nga man cotisé naa sénégalais yi cotisé nañu ay entreprise cotisé nañu donc du dëkk yu bëri defuñu ko Sénégal moo ko def moo tax redevabilité bi am solo. kon da nga gisoon ne député en tant que représentant du peuple dañ ci waroon a bokk ngir mbir yi gën a leer ñu xam dëgg-dëgg mbir yi nu mu demee ñu boole leen ci. waaw parce que nañu fàttali ci référendum bi ñu defoon 2016 mooy ci lañu nekk politique de suivi des politiques publiques. loolu ci li mission parlementaire bi la bokk. te am nañu commission santé donc war nañu gën a renforcer li nga xam ne mooy seen contrôle ci wàllum lu mel ni fonds yi pour ñoom tamit suba bu amoon rëkk-rëkk par exemple ñu ne état du Sénégal dafa war a rembourser entreprise yu participer wala gën a génnee fonds ci assemblée nationale la ñuy demee donc état bi dafa nekk exécutif am na assemblée nationale am na mais première expérience la donc la ñu mettre en place muy fonds Covid bi ak liggéey bi ñu ci def ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax parce que day tax ñu mën a am déjà ay jumtuwaay bu suba leneen lu mel ni amee fan la ñuy jaar fan la ñuy teg suñu tànk ak ñi nga xam ne bokk nañu ci comité bi déjà am nañu expérience pour war a mën a wàññi yenn jafe-jafe yi nañ ñëw ak yow ci kanam tuuti Cheikh Oumar Sy ma fàttali ne ancien député nga léegi ñu ànd ak Momar Ndao yor kàddu comité bi Momar gis nañ ni am na ay rëq-rëq yu bëri yoo xam te ne nemmeeku nañ ko ca mbir yi ni mu doxee joxinu marché yi waaye tamit livraison yi tardé ak yu ni mel yooyu yëpp nekk na jafe-jafe yoo xam te ne askan wi seetlu nañ ko ci liggéeyu comité bi nga xam te ne général François Ndiaye moo ko jiite. waaw jërëjëf loolu moom mënut a ñàkk parce que lu toll ci ay milliers de tonnes ci ay bagages ay ceeb ak yooyu nga bur ko distribuer du nekk loo xam te loo xam ne yaa ngi koy doog a def presque dëkk yu benn dëkk yu koy def. ñun bu dul distribution sax coow bi fu mu njëkkee mooy attribution marché yi jël ay nit. ñu néew jox leen ko ak ñoo xam te ne yënguwuñ woon ci ceeb ñu jox leen ko coow lu rëy jugaloon na ko fi. waaw léegi xam nga il faut que ñu wax ñaari yëf balaa maa tontu ci loolu ma tontu ci li Cheikh wax nee na waroon nañ waxtaan ak assemblée présenté ko rapport bi loolu li nga xam ne moom mooy liggéey bi dàq ko ndax article 7 moo wax ne mission bi buñ paree ñun dañuy jël suñu suñu rapport jox ko président waaye article 5 nee na ñun mën nañoo def ay séance d'information population yi maanaam war nañ mën a wax ak population yi kon war nañoo mën a wax ak ñi nga xam ne ñooy teewal population yi ci assemblée nationale kon jàpp naa ne loolu xalaat la boo xam ne war nañ seet nuñ ko mën a defee ba député yi xam exactement li nguur gi def comme effort fan la xaalis bi jaar rëq-rëq yi ci am ak yooyu te moom sax yokk na ci ne war nañoo mën a waxtaan ak waa collectivité yeeg yooyu jàpp naa ne tam loolu lu am solo la il faut ñu xool nan lañ ko war a mën a defee pour que tamit ñëpp ñi nga xam ne am nañ kàddu ci réew mi te war a am information yi ñu mën a jot ci information yi kon loolu moom lu ñu war a xalaat la pour def ko beneen bi mooy dafa wax ne mënoon nañ jël rek yónnee xaalis ñi nga xam ne ñoom ñooy borom ñu néew doole yi au lieu que ñuy yóbbu ceeb yeeg yooyu ndax day compliqué mais boo defee loolu ñiy def transfert d'argent rek ngay enrichir te bu boobaa boo xoolee transfert d'argent bu njëkk moment bi nga xam ne ci lañ doon def loolu daan na coûter ba ay 3% wala 6% boo jëlee 100 milliards bu nga jël 3% yaa ngi ci 3 milliards wala 6 milliards bu dee 6% la ci loo xam ne da nga koy fay ay 2-3 groupes yu ndaw tandis que bu fekkee da nga da nga jël ay ceeb déplacé ko ña nga xam ne ñoo koy mbuus ña nga xam ne ñoo koy yëkkati ña nga xam ne ñoo koy wàccee ña koy transport donc day nekk théorie économique boo xam ne mooy ñëpp dañuy mos ndax tant que ñëpp a ngi mos rek Sénégal day jëm kanam mais bu dee day am ñuy mos di bàyyi ñeneen ñi duñ mos rek problème day am. donc loolu bokk na. sauf que foofu tamit gars yi ñu ngi doon wax ne dajaloo yi ñu doon bañ jamono jooju rassemblement moo mujjee am ndaxte séddale beeg yooyu nit ñi dañuy dajaloo ñu di leen di rappel mu nekk loo xamante ne tamit mais dajaloo boobu c'était vraiment géré. parce que boo xoolee ndax ay kii yu ndaw la doon zone yu ndaw la doon donc dajaloo yi ni ñu doon dajalooyee amoon na mesure barrière donc il y avait pas tellement de problème ci côté boobu donc loolu benn la
beneen bi mooy li nga xam ne moom moo jëm ci liggéey bi nga xamante ne bi def nañ ko comme ni mu ko waxee saytu nañ xool nañ fépp foo xam ne xaalis bi fa la jaar am na yoo xam ne ay rëq-rëq yu ñu gis. am na ay amélioration yu ñu proposé lu toll ci téeméeri recommandation ndax par exemple sànq rek maa ngi ko doon wax ci tubaab bi ñuy jënd ceeb yi. dañoo wax ni nga xam ne noonu la ko yoon tëralee ndax dafa am texte yu bees yu waxoon ne pour affaire Covid bi duñ ko jaarale comme ni ñu daan jaaralee bu njëkk ndax bu boobaa boo commandé ceeb balaa muy ñëw dina jege at te kon nit ñi dinañ dee xiif donc ci ni nga xam ne moom lañ tëralin yooyu biñ ko defee itam dañuy wax ne dañuy jënd ceeb proposé leen ñu mun a jënd jaay ñu mun a jaay ceeb ak prix bi ñuy jaayee. rapport bi wax na sax lim bu néew bu ñu tànn ci ñi nga xamante ne ñoom lañ dénk liggéey boobu wàllum ceeb bi ndaxte nee nañ gis nañu ci ay 30 soumissionnaires ñeenti képp lañ ci tànn ba ñu wax ne loolu jar xolaat la. waaw léegi li ko waral mooy li nga xam ne moom lañ soxla woon ci ceeb dafa bari ba du ñëpp ñoo ko mun mais bu fekkoon ne état dafa def ni mu defoon ci hôtel yi xam nga hôtel yi état dafa xëy rek ne hôtel bi lu mu màgg ak lu mu néew man benn montant bii laay fay su ko defee montant bi mun na gën a néew lu bari li nga xam ne moom la hôtel bi waroon na lay laaj par néeg mais bu boobaa day tax état bi dina xam ne nangam la nar a def ci néeg bu ne léegi nag état tam noonu la waroon def ne man kat damay jënd ceeb waaye man ton nangam laa koy jëndee wax prix boo xam ne mooy prix bu ko defee ne ku ma mun a jaay ci prix boobu nangami milliers de tonnes laa soxla su ko defee ci lay gën a amee bénéfice maanaam prix yi ci lay gën a baaxee que bu ne kuy jaay ceeb ñëwal ndax mun nañoo déggoo sax wax prix bu seer te loolu doo ci mun dara parce que yoon maye na ko te kon bu boobaa doo da ngay am jafe-jafe ndax bu boobaa comme dañuy xool ku gën a yombale kii day def bu seer a seer kii def bu seer tuuti kii def bu seer bu yem loolu yëpp mun na nekk tandis que bu fekkoon ne état moo ne nag man nangam laay jëndee quelque soit alpha dina xam moom ñaata lay jëndee donc yooyu yëpp bokk na ci ay rëq-rëq yoo xam ne gis nañ ko proposé ay solution yoo xam ne dina tax bu lu mel ni amatee état du def erreur yi nga xam ne noté nañ ko ci yenn liggéey bi. nan dellu si waat ak yow léegi Momar Cheikh Oumar Sy ci wàllu woowu tey gannaaw bi nga xamante ne comité bi wax ne liggéeyam ak yooyu tey ndax lu ni mel war na amaat jamono ji ñu ngi troisième vague bi loolu première vague ba la woon deuxième vague jaar na fi troisième vague jaar na fi ndax beneen war na amaat ci wàllum joxe ndimbal askan wi ni ñu ko defee ci femme force Covid 19 bi ci première vague bi. mais normalement dafa war a amaat parce que tey jafe-jafe yi ñuy dund tey ak li nga xam ne gis nañ ko ne vague troisième vague bi ak doole bi maam ak nu mu naree nërméeral économie bi tamit parce que tey état bi bu amoon koom-koom boobu dina ko def mais li muy wane ci expérience mooy mobilisation bi nga xam ne def nañ ko ci première pour mu am premier impact ci première vague bi deuxième vague bi même troisième vague bi am na impact parce que jënd nañ ci ay matériels hôpitaux pour ay CTE def nañu leen ay jox nañu xaalis ay yenn instituts yi fu ne jël nañu ci xaalis boobu jéem ko tasaare pour ñu mën a endiguer première pandémie bi première vague bi mais tey pour ñu mobiliser xaalis boobu état bi amul koom-koom boobu amul doole boobu te est-ce que tey askan bi mën na continuer waat est-ce que dina décider waat gi génnee xaalis pour jàppale état bi ci loolu te la nga xam ne gis nañ ko ci ay rëkk-rëkk yoo xam ne ñoom mën nañ leen lii doyu leen est-ce que ñoom dinañu génne war xaalis def ko. parce que dafa mel ni nguur gi li mu amoon yëpp daanaka koppar yi la mu yoroon yëpp. daanaka dooleem gi yëpp ci première vague ba la ko def ba nga xamante ne fi mu toll nii amatul moyens yu ni mel. deuxième vague bi dégg ko benn appui social boo xam ne état bi génn na ko di ko joxe. gisoo fenn fu mu def li nga xam ne tey jox na hôtel yi wala ci li mu amoon ca koom-koom. ca premier ba moom rek la continuer tasaare. donc ça veut dire que tey expérience bu baax la naam mais il faut état bu am doole def ko moo tax yenn état yi boo xoolee ay États-Unis ak yenn yi ñoom dañuy jël ay chèques loolu ñun mënuñu ko mais dañ doon jël ay chèques di ko yónni ci famille yi ci néew ñu doole yi pour ñoom ñu jëlaat di jënd di dugalaat ci économie bi mais fii mu toll nii gisaguñu benn décision bu jóge ci état bu état bi ne bëgg nañu def fonds Covid 19 pour pandémie bi troisième vague bi parce que tey fu mu ne nii économie ba muy commencé mu ngi toll woon ci presque taux 7% tey état du Sénégal ba muy mujj di xool mu ngi nekkoon ci moins 0,7% donc ça veut dire que économie bi pandémie bi laal na ko bu baax a baax a baax. tey de bu ñu doon defoo xëy na santé bi lañ koy gën a jagleel wàllum jumtuwaay yeeg lal yi oxygène. moom moo ëpp njëriñ ko jox askan wi ay dund ak ceeb bi ko diwliñ. ba tey baax na parce que bu boobaa santé bi tey moom moo gën a ëpp problème ci yeneen secteurs yëpp parce que ku daw tey monsieur Momar wax na ko sànq première vague bi bay neewee nit ñi
bu vaccin bi dañ ñëwee dem leen vacciné wu dañoo bañ mais tey boo demee foo dem ci centre de santé yi nit ñi ñu ngi buuxante pour am vaccin te vaccin yi luñ ci indi du doy parce que ñetti fan mu jeex. donc tey bu ñu amaatee benn 100 milliards 200 milliards wala 300 milliards bu ñu mobiliser fañ koy mobiliser mooy def ko ci secteur de santé bi nga xam ne tey moom moo gën a néew doole. ci mu soxla. parce que nit ñëpp a ngay daw di dem foofu. loolu tamit gis nañ ko par exemple Tunisie gis nañ foofu docteur bi fa nekkoon. yore benn hôpital bi dafa mujjee di jooy mais oxygène yi ba ñu ñëwee nit ñi dañ ko doon xëccoo ci mbedd bi donc la ñu am ci doole tey man de ca li ma yaakaar boobu mën naa juum mais la ñu am ci doole tey moom foofu lañ ko war a mën a dugal. léegi ci wàllum transparence wàllum gestion bi ndax même expérience la ñuy renouveler wala gis nga ne foog ñu soppi mbir yi pour plus de transparence dans la gestion même de ces fonds fekkoon ne amaatoon na. waaw mais il faut ñu soppali parce que monsieur Ndaw wax na ko gis nañ fa ay gàllankoor. li ñuy rafetlu tey benn général moo ko jiite. expérience am nañu teg diversifier comité bi ku nekk indi sa expérience. la ñu génne ci rapport tamit boo ko xoolee nga xam ne ay kàngam ñoo ci liggéey. donc am na expérience boo xam ne tey tiré nañ ko ci fonds Covid 19. am na tamit luñ ci génne loo xam ne nee nañu li ñu ko defee ci mécanisme de distribution ak li ñu jox ci askan bi ak ni ñu ko joxee waroon nañ ko gën a améliorer. donc yooyu yëpp expérience la. naka lay nekkee expérience macro mooy. bu leneen amaatee ñu mën ko utiliser wala micro mooy mën nga am ay fonds Covid yoo xam ne c'est au niveau local benn pandémie boo xam ne mën na dal ci benn région mu nekk expérience de gestion boo xam ne rapidement mën nañ leen ko mettre en place ñu war a mën a gérer seen fonds au niveau local pour ay risques ak ay pandémie. jërëjëf Cheikh Oumar Sy nekkoon député jiite ko si OSIDEA ñu koy sant koy gërëm Momar dañuy jeexale ak yow ci wàll woowu ndax tey jii gannaaw première phase bi ci première vague bi bu fonds force Covid 19 junni milliards yi nguur gi génne woon jàppale ko askan wi lu ni mel ndax askan wi mënees na koo xaaraat mu amaat ci troisième vague bi nga xam te moo gën a doytuwaar première vague ba. waaw xam nga dafa am benn différence boo xam ne moom la ñu war a tenir en compte. xam nga ci première vague bi état dafa toog mu ne nag ku ne toog kenn tukkiwul mu ne tëj leen ñu tëj marché yi tëj lépp li nga xam ne moom la nit ñi daan suturloo kuy liggéey transport ñu ne la dootoo dawal ci du matin du jour au lendemain dootoo am dërëm ku daan jaay ci buntu école yi ñu ne tëj nañ école yi tëj nañ mënatoo jaay dootoo ci tout de suite dootoo am dara. donc bari na ñu bari ñoo xam ne loolu noonu ñu arrêté woon tëjoon li nga xam ne mooy économie bi moo taxoon état ne comme man damaa tëj ne leen bu leen dem uti lu ngeen lekk danaa leen dimbale ci lu ngeen lekk loolu moo waraloon aide bi demee noonu. mais gis nga ne booboog léegi tëjuñu donc nit ñaa ngi continuer def seen activité donte kenn xamagul fu ñu jëm après man ko donte kenn xamagul après fu ñu jëm. waaw donte kenn xamagul fu ñu jëm après. léegi nag li nga xam ne tey jii moo gën a urgent mooy fexe. ba au maximum de Sénégalais yi jot ci vaccination yi ndax vaccination yi avantage bi mu am mooy day tax cas grave yi day presque day wàññeeku bu baax a baax a baax a baax a baax te loolu lu am solo la ci pour que ñi nga xamante ne bi noonu la ñuy jokkonte ak mbas mi. beneen bi nga xam ne moom moo ci nekk mooy tey jii ginnaaw yokk doole li nga xamante ne bi moom mooy li nga xam ne mooy santé bi maanaam wér-gu-yaram bi. war nañ gën a jox doole sensibilisation bi heureusement nag population yi parce que bu njëkk ñoom dañ naan toog di xool rek naan mbir mi de fële la fekk fële la mais ku ci dem toog ba nga xam ne nee nañ la yow am nga sa mbokk mu wàññeeku wala nga gis ñaar ñetti yoon yoo xam ne nit ñoo xam ne fi ngeen dëkki soreewul ñu ne wàññeeku ne ñu ne mbas mi la ci leen nit ñi di doog a gëmee ne mbas mi am na moo tax boo xoolee léegi ñu ngi ba ngi daw di ñàkku ji te bu njëkk dañ daan bañ. léegi bu ñu xoolee situation bi am tey ci saturation bérébu fajukaay yi rawatina réanimation yi wax tamit ay oxygène yu manqué ñi koy lam na mais est-ce que yooyu du ne tey jii nii nguur gi war na gën a dugal loxoom maanaam buy jàppale fexe ba jàppale structure sanitaire yi bérébu fajukaay yi ba mën a jàppale askan wi sauver leen moom moo ëpp njëriñ fi mu toll nii. waaw loolu moom mos a nekk sax objectif nguur gi loolu la mos a def parce que boo xoolee ci mbirum santé dañ ne woon 77 milliards lañ ciy dugal. waaye bañ commencé liggéey bi gis nañ ne dugal nañ ci 105 milliards muy téeméeri milliards ak juróom yoo xam ne dugal nañ ko ci li nga xam ne rek kese mooy mbirum santé tey 77 milliards mooy li nga xam ne bañ ko xaymaa waxtaan kook docteur yeeg yooyu ñoom nee nañ leen lii mu ñu ko amee dina baax mais finalement dépensé nañ au lieu de 77 milliards 800 millions dépensé nañ 105 milliards 173 millions. yoo xam ne pour renforcer li nga xam ne mooy wér-gu-yaram ni ñuy xeexee ak mbas mi kon liggéey boobu noonu état toujours dina ci jublu ndax boo xoolee ñu ngi fexe ba vaccin yi di ñëw
loolu tam bokk na ci li nga xam ne mooy xeex bi ak itam vraiment ñi ngi ñaan sénégalais yi ñu xam ne mbas mi am na di moytu di jéem a takk masque ak yooyu yëpp parce que loolu c'est très très important ndax amul benn réew bu mun a faar mbas mi te nit ñi respecté wuñ li nga xam ne moom mooy geste barrière yi parce que amul benn réew mu am autant de hôpitaux que ñi nga xam ne ñoo dëkk ci réew ma te ñi dëkk ci réew mi ñëpp mun nañoo jot feebar bi kon wax dëgg yàlla maa ngi woo Sénégalais yi ñoom ñëpp kenn ku ci ne góorgóorlu def lu mu mun pour di respecter li nga xam ne mooy geste barrière yi. jërëjëf Momar Ndao ñu koy sant di koy gërëm moom Momar Ndao yor kaddu comité de suivi bu opération fonds force Covid 19 di boytu koppar bi nguur gi taxawaloon ngir junni milliards yi ñuy jàppale askan wi ci mbas mi di gërëm tam Cheikh Oumar Sy nekk ku bokk société civile jiite aussi DEA mu nekkoon xibaar yi El Hadji Ndiogou Diène da leen ko dégtal.